ñag moom ba Medina Baye dundaat xaal ba fa ne. moo tax nag Sénégal lu ñu yàlla defal dañ ci sant yàlla am na solo madame Cissé de am contenté di fegowaat ak yow ci bésu tey jili baax na ajuma balay ajuma alxamis dafay baax ndax dañuy baalantiwaat ak du noonu la ñuy wax waa kay noo def Asma te yow da nga war a dëkk di ñu baal ak nag da ñuy tooñ di ñu provoqué ci plateau bi nuyu naa la bu baax a baax yow tamit ziar la bu baax daf ciy baax nag ñuy baalonte ak ndax rawatina nag ci mois bi nga xam ne moom la ñu nekk muy weer bu sell bi di weeru koor donc nuyu naa leen ziar naa leen képp koo xam ne yaa ngi seetaan waaye tamit duñu fàtte waa régie ziar nañ leen waaye tamit bébé Binta nuyu nañ ko bu baax a baax moom ñu bokkal plateau. baaxee ba sa musóor. mbaa dañ ko bleu nii. waaw dañ ko niroo waaw dafa mel ne tey sama fondement xaw na taxaw na. waaw taxaw na bu baax nag. waaw loolu la kon tey nañ sànneeku. fa laale. waaw noonu la ci weeru koor dañuy wane ne ragaluñu koor gi mën nañ cee yokkaat yeneen 2 semaines. kii de Binta du moo doon jooy démb ci oto bi moo ma support démb. koor gi daal yéen ndeysaan semaine bi bu jeexee rek bi ci topp koor gi jeex na. parce que yow ragal nga koor. Asma moytul ñi naan yàlla nañu dollil quelques jours man ñooñ dama leen di ragal ndaxte bu ñu wéetee dañuy jooy di foofu seen rongañ di ñaxtu daal maanaam ci koor gi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu madame Cissé mu baax mi ñu dénk monsieur Cissé mu baax mi moom itamit sañse na macha allah ñu ngi koy lalal Asma yow itamit def nga ba mu baax si seen bule yi nga xamante ne tey jii da ngeen ko waaw voilà am na solo maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar naka noonu itam ñu ngi nuyu di ziar mbokk téléspectateurs yi safoo la Sen TV. Aïcha mi ngi noonu ginnaaw loolu nag Aïda mu bàyyi moom dañ koy ñaanal rek yàlla wéral baat gi te wéyal xaal bi ndax lii mu woy dafa neex. nee na kaay ñu dem Medina Baye wone xaalu gàmmu. gàmmu Medina Baye bu amee rek da ngay gis moo tax mu ne ku waral lii Cheikh Alissa moo waral lii moo tax dañuy naan rek jërëjëfee Baye Niass am na solo Sénégal am na ay mag yu baax ndeysaan. am na ay mag yu baax moo tax dañuy war a topp seen tànk kenn du Baye Niass ndaxte gis nañ ne képp koo xamante ne rek dem nga wuyu ji ko gindi na la donc ñuy ziar. képp kuy taalibe Baye voilà mi ngi noonu yaa Sayda Asma mi ngi noonu. Seyda nag waaye dimbali na ma de Mawlana Cheikh al Islam. billaay macha allah dimbali na ñu bëri aw Fall sama cousine moom itamit dimbali na ko dimbali na borom këram donc di leen nuyu bu baax a baax képp ku sant Fall nuyu naa leen bu baax waaye tamit di leen ziar comme li nga wax léegi dafa am solo nag ñu leen di fàtte rawatina Aïda moom fu mu yëkkatee rek suñu xol yi yëpp ay sedd. dëgg la. te nag baax na ndaw ñi ñuy xam réew mi lu mu ëmb lan la ak lu mu imbi lan la. lu toll ni Nigéria boo xoolee population Nigéria ëpp Sénégal. te stade Nigéria bu fekkee ni gàmmu Nigéria jot na rek da ngay gis ne ni Sénégal dafay fës bu baax a baax moo tax rañaan ba ñuy wax Maolana Cheikh al Islam rañaan na mooy borom ruuy lu am solo la nit ñi war nañoo bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee rek dinañ dimbaliku. benn ngi nii maa ngi nii de lu ma tari rek ak lu ma xam rek Maolana Cheikh al Islam moo ma gindi. moo ma xettali kon nag yaay dafay faral di naan ku yàlla bëgg dimbali da lay boole ku mu dimbali ba noppi. dëgg la Asma dañ ko wax nee nañ même say xarit sax da nga leen di tànn ndaxte nag bu yàggee rek xëy na la ñuy nekk nga nekk ca donc lu am solo la influence di nuyu itam muxaddam bi nga xamante ne moo nekk Kër Mbay Fall Baye As di ko nuyu bu baax a baax di ko ziar Asma lii dama ko miin ndax ngoon bu nekk ñoom dañuy nekk di yëkkati mu nekk ay baat yoo xamante ne à chaque fois boo ko déggee da ngay am ay frisson ndax nag lu lay delloo ci yàlla di dundal sa ruux doomu aadama yëpp ko soxla. dëgg la moom te ruux yi ñun dañuy fàtte di ko dundal weeru koor bu ñëwee nag xoolal ñu course dundal ko 1 mois pour 11 mois alors que naturellement bu ñu tuddee laa ilaha illallah rek dinañ dundal suñu ruux yi ba tax ne ragal yàlla dinañ ko am. seetlu ngeen ni àdduna bi daa rafetlu ragal yàlla. yii moo tax foog ñu delluwaat ci moom gisoo temps yi coono rek la ñu nekkee ndax dañuy xaw a fàtte ba tax na ñaan yi baaxoon sax pour ñu koy ñaan foog ñu yëkkatiwaat kurus yeeg yooyu fàttaliku ne yàllaa ngi fi parfois nag ñu désespéré waaye moom rek moom mooy tax ngëm-ngëm bi ñu am ci moom mooy tax ñu daal di continuer ndax dëkk bi ci ñëpp la métti àdduna bi ci ñëpp la métti ku nekk ak sa ay problème ñii dañuy juddu am ñu wàññeeku ñu leen jege te pourtant dañuy continuer di dund loolu yëpp ngëm-ngëm moo koy may donc ñun dañuy sant yàlla rek saay bu ñu xëyee rek ndax muy xeeb di dolli. bu ragal yàlla amoon ñaxtu du bëri waaye tamit jubadi du bëri. bu ñu waxee ak nguur gi nañu gën a yokk yërmande ndaxte nguur mooy copier cërub yàlla. du dëgg booy copier nag da ngay def ni borom. du dëgg booy copier tey su ma doon copier sa sañse bi damay ut même couleur. billaay waaye même toogaay bi ngay toog lay def. billaay waaw kon kay bu ñuy copier yàlla kay nañu yàlla. mais c'est que ñoom instant T la ñuy dund.
le présent. ba pare du seen intérêt ak seen jëmmi waaw bu intérêt bi ñëwee rek xalaatuñu dara xalaatuñu la leen ciy fekk ëllëg ñoom nañu profité. Le présent la ñuy dund. Et pourtant le présent n'est qu'éphémère. 21 avril 2022, nous retournerons en 1981 pour parler de l'inauguration de l'enceinte de l'université de Dakar, des locaux de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire par le président Abdou Diouf ci boobule jamono. Dakar ça a été créé justement en 1968 par l'organisation commune africaine et malgache pour la formation de médecins vétérinaires pour les pays membres, institut de l'université de Dakar jusqu'en 1976. Bintaba, l'école a pris son autonomie à partir de cette date. mu mel ni école boobu lañ doon inauguré ngir tàggat médecins yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum faj mala fii ci Sénégal. mi ngi noonu Asma souvent nag dañ koy sàggane mais mala itam dafa am benn traitement bu spécifique boo xamante ne moom la war a am ay ñoo xamante ne itam dañ leen former seen xam-xam jëm ci wàllu bi muy ci wàllum mouton muy ci wàllum ba et cetera donc comme li ñuy wax jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom baax na suñu sàmmkat yi ñu initier leen Asma ci ñoom ci loolu parce que looloo leen tax a jóg ñu war a xam jur bi à tel instant wala na jël injection bi tel maladie mu ngi am bu ko defee dinañ prévenir lu bëree bëri ci li nga xamante ne nii dañ koy lekk parce que nag ndawal bi ñuy lekk Asma suñu biir lay dugg te xëy na bu amee yenn wopp yi mën na jural nit ki ay wopp yoo xamante ne moom itam du xam fu mu koy waxee donc war nañ leen gën a fullaal gën leen jox seen àq gën leen xamle ak population ba nga xamante ne ku sa jur amati wopp di nga dem jublu ci les vétérinaires. C'est important li ngay wax ndax grippe aviaire wane na nii ci ay jamono. bu fekkoon docteuru mala amul. xëy na duñ ko faj te bu boobaa kenn dootul jëriñoo ginaar. donc baax na képp ku yor mala léeg-léeg nga yor sa mala sa biir kër sax muy tëw a màgg. faaw nga yóbbu ko kër docteur ndax moom tamit dafa am docteuram ba ci fas yi nga xamante ni dañuy daw léeg-léeg nga gis koo xamante ni borom fas bu nekk ci biir koñ xëy na du dem sax vacciner lii di fasam te pourtant moom la yaakaar pour dundee kon docteur yooyu gën na baax ñu gën leen a faratal. laal nga point bu intéressant Asma Binta ndax à chaque fois dañuy remarquer que ne ñun suñu frères yi suñu sœurs yi nga xamante ne ak suñu maam yi nga xam ne dañuy yar d'habitude du ñu am habitude dem xooli ji vétérinaire ñoom pour ñoom lu ñu war a yóbbu vétérinaire mooy lu ñu war a lekk rek donc ci jur gi nga xam ne moom moo dagan pour ñu lekk ko moom daal je pense moom lañ gën a sàggan moom la ñu gën a farataal que yeneen jur yi donc nañ ci bàyyi xel parce que li nga xamante ne fële moo di seeraas parfois dañuy wax ne xar yi nga xamante ne amul tampon donc duñ ko fa jaay dañ koy interdire parce que mooy bu amee tampon mooy wane que ne xool nañ ko ne xar bi mën nañ ko lekk donc loolu mu nekk li nga xamante ne dañ ko war a di continuer ci marché yi di xool yàpp yi nga xamante ne ñu ngi ko fay jaay ndax aussi am na loolu noonu nga xamante ne moom la ñu war a mën a ràññeewee ne lii ba xam c'est consommable ou pas daf ci am njëriñ bu ñëwee nag ci biir kër yi gis nañ ne ñu ci bëri seen jur yi dafay feebar loolu àq la encore une fois il faut ñu xam ko da ngay gis koo xamante ne xaram day feebar wala bëyam dafay feebar mu daay ko bàyyi ci këram ndax lan amul habitude boobu am ñi nga xamante ne seeni xaj dafay feebar wala muy wokkatu am li nga xamante ne moom mooy ay puces ci yaramam xamul sax lan la ci war a mën a def moom da ko war a mën a bàyyi rek ci mbedd mi muy dem ak a ñëw xamul ne moom itamit dafay indaale ay microbes ak ay bactéries te parfois infection ñoom itamit dañ koy am donc mala yi nga xamante ne ñoom dañ leen di côtoyer tout le temps di nekk ak ñoom def ciy baax ñu leen di yóbbu vétérinaire di leen xool di leen indiwaat. Inch'Allah rabbi mi nga kon nag ñu àddu ci atum 2004 le 21 avril bi si ni ki tey ca 2004 la ñu tàbboon président Macky Sall premier ministre il a succédé à Idrissa Seck laata loolu nag moom mi ngi nekkoon ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales porte-parole du gouvernement mi nga kon nag mu mel nii poste yooyu yëpp waroon na ko servir d'expérience et d'expertise ngir mu mener à bonne gestion l'État du Sénégal tey jii mën nañ wax ni peut-être il manque de bons exécutants mais en ayant été un bon exécutant waroon na mën a tàggat un bon exécutant. mi ngi noonu Asma président Macky Sall souvent nit ñi dañ koy tooñ naan ko li nga am ci palmarès ñu bëri ci ay hommes politiques amuñu ko ndaxte boo jëlee ministère de l'intérieur bokk ci ministère yi nga xamante ne dañoo am solo lool macha allah nga jël ko mu nekkoon Petrosen Asma nekk ministre des mines nekk président de l'Assemblée nationale nekk premier ministre nekk président de la République du Sénégal ci durée bu gàtt donc je pense que tey kenn gënu ko xam Sénégal et que biñ koy fal
itam yaakaar boobu la nit ñi amoon ci moom ba fal ko donc comme ni ñu koy waxee Asma ginnaaw ba kenn gënu ko xam Sénégal nag war na xam les mots yi nga xamante ne ñoo nekk file ci Sénégal war cee mën a indi ay saafara plutôt. C'est très important ndax joxoon nañu fii baraamu tuuma kii di Karim Meïssa Wade traité nañ ko fii le ministre de l'air, de l'eau, de la mer et du ciel et de la terre, mais aussi on peut indexer indirectement le président Macky Sall à ça. Et quelque part en 2012 sénégalais bi ñu koy nommé bi ñu koy élire def ko président du Sénégal dañoo amoon yaakaar ci poste yu mu jot a jaar. xam na ni moom xam na lu sénégalais yi doon dund te mënoon na ci indi ay saafara. Alors 10 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que ça a fauté? Où est-ce que ça a ralenti? Le président Macky Sall, c'est une question boo xamante ni sénégalais yi ñoo ngi ko koy laaj quelque part mën nañu indexer ñi nga xamante ni ñoom lay teg ci ay postes de relais mais au fond on ne peut pas tout à fait les juger à sa place ndax quand tu as une responsabilité de gérer un État su fekkee ne da nga jël les hommes qu'il faut selon toi à la place qu'il faut et qu'ils ne font pas ce qu'il faut il faut juste les renvoyer et puis il n'y a rien il faut arrêter les états d'âme quand on doit gérer un pays. dëgg la Asma xam nga président Macky Sall nag il est porté par une coalition dafay doy waar parce que man madame Cissé keneen ak keneen Asta ñun ñëpp manko jox la suñ doole léegi Asma yow boo faloo ku ci nekk xëy na bëgg nga ko satisfaire di nga bëgg Binta du maire dina am ministre dina bëgg keneen ak keneen donc loolu itam est-ce que nekkul problème parce que coalition à chaque fois di nga bëgg parti yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk yëpp ku ci nekk nga am loo ko jox wala foo ko casé sinon frustration lay jur loolu mën na nekk problème itam li ñuy woowee réalité pouvoir parce que comme ni ñu koy waxee ma emprunte la phrase au juriste le pouvoir rend fou le pouvoir absolu rend absolument fou souvent réalité du terrain Asma boo fi nekkee di wax buñ ma falee dinaa def lii buñ ma falee dinaa def lii mais une fois au pouvoir dafay am ay réalité yoo xamante ne da lay rattraper beneen poñ boo xamante ne Asma mën nañ ci taxaw mooy tey jii mën nga ñu jël man ak madame Cissé nga ne demal leen ma reportage au marché ngeen xoolal ma prix yi Asma buñ ñëwee truquer les prix jox la ay prix yoo xamante ne xëy na nekkul ci marché bi yow tamit doo ci xam dara am na ay njiit yoo xamante ne Asma dañuy bàyyi ba guddi wala ñoom ñooy doxal seen bopp ut nañu masqué woo dugg di defal seen enquête dinañ ne ay renseignements généraux am nañ fi mais encore une fois moom la ñu dénk te bu paree kenn du wax nguuru X kenn du wax nguuru Y nguuru président Macky Sall la ñuy wax li tax nag nit ñi gën a am yaakaar ci moom mooy dafa nekk président boo xamante ne il est né au Sénégal grandi au Sénégal jàng ci suñu ay université donc xam na suñu ay réalité xam pauvreté bi fi mu toll xam méttit bi fi mu toll Asma moom doyoon nañu sëkk nag moo taxoon ñu fal ko mais gis nañ ni am na ay lenteur am na ay problèmes yu baree bari ba tey ñu ngi ko ciy xaar. En tout cas wax nga point boo xamante ni question la dañ koy samp laaj ndax président Macky Sall tey jii il est l'espoir du Sénégal quelque part nekkoon na ko en 2012 bu fekkee ni tey dañuy dem nag ba jamono di dox mu am ñoo xamante ni daf leen teg Bintaba, le président Macky Sall est l'homme le plus informé du Sénégal. Il a toutes les informations et s'il le veut, il a toute possibilité d'enquête derrière. Pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que chez nguur dafa toog boo fa toogee da ngay pukkare? Loolu la ñuy samp laaj ndax képp ku ñu dig boo demee ba toog ca chaise ba boo nekkee ci opposition moom ñun ak yow ñooy ànd moo tax man dama dem ba xaw a ragal tuuti parce que bu fekkee ni yàgg na noonu est-ce que nit ki bu yéegee tamit du ñu waraat? Quelque part le président Macky Sall il a de bons hommes naam na coalition boo bootoo ci ginnaawam da ngay demee aussi ci seen bëgg-bëgg waaye ci bëgg-bëgg askan gi yaakaar naa ni moo war a jiitu bëgg-bëggu ñëpp Paul Kagame lu mu ko ëppale te day wàcc ci tali bi des xool askanam des saafontek askanam est-ce que le président Macky Sall aura marqué l'histoire autant que qui dit Thomas Sankara? Je ne pense pas donc quelque part oui je pèse bien ce que je dis, je ne pense pas et pourtant ces hommes ont été très humbles et très proches de leur société, de leur population. Proximité boobu ngay wax nag. ñoo amuñu ko de xamuñu ko. dafa mel ne bu ñu faloo rek costume la ñuy njëkk a jënd. ak parfum yu cher ak parfum yu neex. daal di à l'Élysée. Voilà daal di toog nag xaw a savourer tuuti nag nguur gi nga xamante ne moom lañ la fal balaa ngay xalaat ci problème population bi dafa nekk remarque bi nga xam ne nag ñun ñëpp ñoo ko defandoo yi nga xamante ne ñooy suñuy njiit yi suñu président yi sax laay wax duñu wax président Macky Sall seulement ñi nga xamante ne aussi fii dañu jógee def nañu remarque bi ñu ci bëri seeni équipe parfois dañ
dañ leen di njuuj njaaj peut-être te duñ ko xam donc Sénégal dañuy remarquer dara ci suñu gouvernants yi mooy dañuy xaw a malhonnête ba pare seen intérêt personnel comme ni ko Binta sànq junjee kenn ku ci nekk da ngay xool sa proche nga daal di koy fal ku fal sa proche bu defee erreur je pense pas que di nga ko mën a redresser parce que yaa ngi xalaat mbokk bi ba pare ñun bu ñu fàtte ni culture bi ñu nekk ak réalité culturelle bi nga xamante ne moom moo am Sénégal ute na ak yeneen réalité yi donc fii ay sama nijaay la ak sama doomu mag la wala sama magu jabar la donc dafay tax que bu defee sax lu mu warul def da ngay daal di bàyyi mu sedd ndax lan da nga naan c'est la famille alors que loolu moom moo yàq sa liggéey bu tey duñu ne président Macky Sall dañuy ñëw ci gouvernement bi tuuti parce que équipe la dañuy wax ne équipe bu doxulee dañu war a toog xoolaat kan moo liggéeyul ñu daal di koy tegaat ko ci rang yi mais dañuy gis que ne suñu ministres yi ak suñu députés yi bëri nañ naam peut-être am na ci ñoo xamante ne am nañ fa njëriñ mais ñu ci bëri amuñu fa njëriñ députés yi benn jour maa ngi naan Binta ñu ngi nekk 120 ba tey mu ne ma est-ce que ëppul loolu donc dafa nekk voilà 165 donc loolu dafa nekk loo xamante ne il faut que ñu xoolaat ko suñu ministres yi aussi seen niveau de vie il faut que ñu xoolaat ko il faut que ñu xoolaat ñoom itamit seen liggéey parce que doo dem rek il s'agit pas nga dem solu rek dem def sa costume sa cravate ñëw présenté wu sa bureau boo paree li nga war a liggéey yëpp nga délégué ko ñeneen ñoo xamante ne aussi ñoom ñoo koy def donc ce qui fait que njuuj daaj bi dafay bëri day dem de tel point que doo xamati sax kan moo war a porter le chapeau donc loolu aussi c'est un problème daf ciy baax ñu def parfois ay réunion asma ñoom ñëpp ñuy toog kenn ku ci nekk ñu xool li muy liggéey fu mu toll def bilan bi surtout def contrôle daf ciy baax bilan ak contrôle bu ñu ko doon def chaque semaine dinañ xam xaalis bi fu mu jaar ak xaalis bi fu mu jaar kii liggéey ak ki liggéeyu liggéey bi avancé ak liggéey bi taxaw mais bu ñu deful loolu kenn ku ci nekk boo toogee sa bureau di liggéey sa côté je pense pas que solution dina mën a am te ñu focaliser wu ci benn problème balaa ñuy dem laal fii dañu régler benn problème di ko def étape par étape moo gën ndax ñu avancer ko. En tout cas secteur yëpp fii ci réew mi ngi jooy muy di santé éducation ak li nga xamante ni moom moo di wàllum dund. lépp ngi jooy qu'est-ce qui n'a pas marché et pourtant ñetti poñ yooyu ñoom ñooy téye askan. ñoom ñooy téye réew léeg-léeg nga gis koo xamante ni dañu leen naan bu sawee ci mbedd ma dañ koy bindal amende mais balaa muy saw ci mbedd mi ndax yar nga ko ci civisme ba tax ne moom dana respecter mbedd askanam mbedd gi nga xamante ni da ko bokk ak ñëpp je pense que le b.a.-ba du problème se trouve là le manque de civisme ndax boo amut civisme boo demee ba ci bopp nguur ga madame Cissé li nga am rek moom ngay diriger li nga am rek moom ngay defee naam nag ñoom ay xëy na mën nañ doon ay nit ñu baax mais foofu soxlawuñu qualité doon nit ku baax wala nit ku bon ku efficace ci régler problème mu askan la ñuy soxla président Macky Sall gis nañ ko avec les petites sanctions ndax yàgg na fi échanger ay ministres daal di leen wàcce ndax certainement ils n'étaient pas satisfaits de leur boulot mais à chaque fois aussi ci ay choix am bu fi tegaatee ñeneen même problème ñoo fiy des donc est-ce que c'est pas lui le problème c'est une question. comme que moom moo am vision te ñoom ñoo koy doxal mais nag Asma pour en revenir rek def benn digression bu ndaw xam nga lan la ñu war a bàyyi tey jii président moo fiy jaar ñëpp mobiliser defar mbedd mi ba mu baax bu fekkoon tali bi dafa xar ñu gaaw ñebal ko parce que président moo fiy jaar ñu ut ay panneaux de gauche à droite lépp rafet njiit bi ni mu mel buy génn ngalawaay nañ ko bàyyi yooyu buñ ci yokk buñ ci wàññi bu ko defee mu gisal boppam mais souvent ñu tronquer les choses ba du xam x fii moo fi am y fii moo fi am encore une fois Asma comme ni nga ko waxee dëgg la nit ki nag boo daganee baatu askan bi dig leen a dig ba ñu jël seen ay voix yeewu subateel bi ni mu mettee Asma nga dem ren voteel nit am nga yaakaar ci moom donc ay secteur clé nga wax parce que nag éducation boo ko waxee dafay toucher ay branches yu bëri journalistes yi fa lañ jóge magistrats yi fa lañ jóge leneen ak leneen te Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne dañ ko naw ci wàllum intellectuel fépp foo dem ay intellectuel de renom nga fay fekk santé bi gis nga ko waa Maroc boo demee université Cheikh Anta Diop naari ñoom ñoo fa fees dell souvent dañuy ñibbi nekk dans de meilleures conditions ba nga xamante ne ñi leen jàngal ici au Sénégal sax il se pose des questions donc nekk na ay secteurs yoo xamante ne dañ ci war a penché wu Asma yokku cere dolli ñeex comme niñ koy waxee mais duñu toll en un moment boo xamante ne je pense bu fekkee seetlu nga ko duñoo jël yokk ay lycée université yu bëriwul woon looloo indi université yu bëri xëy na duñ ko tabax ay taf yëngal lay doon ñetti bâtiment dem leen ñuy doole ay bâtiment loolu problème lay nekk à chaque fois nañuy anticiper xàll fu yaatu Asma boo rombee Thiès li fi nekk ci terre du jeex nañ ci tabax ay hôpitaux tabax ci li nga xamante ne mooy ay université parce que population bi dafay gën di yokk chaque année day gën a bëri Asma. mais après bu ñu fàttalee kii di maître Abdoulaye Wade ci nguuram ci jamono jooju la ñu newoon naam war nañ mën a jox opportunité lycée privé yi ak université privée yi gën a bëri ñëpp am seen chance et je pense que la problématique vient de là-bas
ndax loolu dafa xaw baisser niveau d'étude bi dafa tayaloo gune yi ba tax ne jàngatuñu gis nga bu fekkoon baccalauréat dañu la daan wax baccalauréat moo nekkoon sa caabi buntu àddina te balaa nga ko doon am da ngay daj lu métti jàng lu bëri pression positive de la quête à la quête de la recherche boobu noonu ñu doon def indirectement et inconsciemment ces jeunes là ou cette jeunesse taxoon na nit ñi dañu doon tal seen bopp ak tal uti xam-xam tal uti xam-xam dafay ànd ak jub est-ce que loolu tamit peut-être il a voulu bien faire quelque part mais les retombées aujourd'hui par rapport à notre population est que il y a énormément de laisser-aller boo fekkee ni tamit dafa am ay syndicats et après on les retrouve dans de la politique donc une perte de valeur une perte de cible exacte ndax bu fekkee ni yow man dama jug ma ne man professeurs yi seen droit ak droit élèves yi lay kaas war nga fa mën a yem opportunité yeneen yu war a mën a ñëw xëy na war nga ko mën a bàyyi ca place am te xam li la yëkkati dëkk bu méttee Asma nit ñi dañuy réer fu ne la ñuy dawandoo donc doo xam yow exactement fan nga jëm étudiant bi nga xamante ne da doon concentré wu élève bi nga xamante ne da doon concentré wu di jàng day dem ba yow bac boobu ngay wax sax day dëkk ak ki nga xamante ne wala mu dëkk ak voisin boo xamante ne romb na ko am na doctorat ba pare bu ko rombee ci mbedd mi du ko ñee danaan waa kii li mu jàng lan la ko jëriñ loolu kooku xale bi bu ko xoolee du am benn motivation te loolu moom moo fi bëri comme li Binta wax léegi bu ñu créer ay emploi peut-être jeunes yooyu yëpp dinañ am fu ñu liggéey université chaque année ñaata étudiants ñoo fay génn école de formation yi ñaata étudiants ñoo fi génn Sénégal xale yi ñu ngi jàng mais après bu ñu paree duñu xam lan la ñuy def looloo tax nag lu yëngu ñu dem bu fekkente ne politique lañ dégg dañuy dem ci politique na xaar ma dem peut-être foofu naa fa am dara bu fekkente ne gis nañ ne commerce bu ngi dox dañ naan xaar ma dem côté bee ndax moo am dara defatuñu dara ndax passion defatuñu dara ndax dañ koy def ndax besoin parce que dañuy nekk ci famille yoo xam ne dañuy soxla avancer dañuy soxla régler yenn situation familiale yi dafay tax da ngay dem ba yow li nga bëggoon sa objectif da nga koy daal di tegee ne daal di xool li nga xamante ne moo lay may mais nag madame Cissé foofu dañ fay woowaat ndaw ñi ak askan gi yoonu ndaw musta yomb bu bëggee lu baax ñi fi tedd te tekki ñëpp entrepreneur yu gën a mag yuy représenté Sénégal ba ci bitim réew ba fii ci réew mi ak ci yeneen réew seen ay entrepreneur dañoo dajoon lu métti il faut que ñuy nangu daj lu métti loolu suñu jeunesse quelque part elle est paresseuse parce que bu fekkee ni ku ci mel ni Mali tey ñoo ngi ci période de crise mais dégguñu seen benn ndaw génn yuuxu parce que dañoo nangu lu métti loolu ndax dafay jàll lu nuyoo tàggu na donc il faut que ñu nangu aussi ñafe googu noonu après peut-être que ça va être paradoxal nguur gi war na mën a def li ko war waaye askan bu defee li ko war nguur bu defut li ko war askan gi dina ko mën a sanctionner mais on ne peut pas s'adonner c'est pas parce que Binta Ba dafay def naka sudul noonu am alalam que Rokhaya Dieng war a mën a def naka sudul noonu ngir toppandoo ko bu ñuy toppandoo tamit dañu war a toppandoo loo xamante ni mooy lu baax je parle là des agressions léeg-léeg nga romb koo xamante ni xëy na naam doo xam lu muy liggéey guddi lay génn fajar mu ñibbisi kanam ja yépp xëy na dañ ko ñaas naka sudul noonu nga ñëw dëgg la ne kii kat moo ma gën demin ndax mi ngi dundal seen waa kër waaye ca naka la gënee demin il faut se poser cette question là te bëgg lu baax foofu dañuy woo askan gi ak ndaw ñi ci course bëgg lu baax ci course tekki ci yoon gu baax dafa am solo ndax fan ngay mujj mooy lii bu fekkee nii da nga ko seex ak ñoo xam da nga ne dañ lay sàcc ndax l'argent du contribuable dañu koy pasare yow nag bul pasare sa bopp wala bul pasare sa àddina ndax yàlla tamit dafay seetaante day atte donc voilà. mi ngi noonu Asma am na solo comme liñ fiy def rek à chaque fois entrepreneur bu ñu fi indi gis nañ ni début metti torop lay def à chaque fois tamit dañuy dégg nit ñi di ko wax naan l'État n'a pas vocation di créer ay entreprises mais créer les conditions mais toujours en est-il que Asma li fi tëj ci ay entreprises dafa bëri boo demee par exemple région bu Thiès am na benn usine bu doon def textile je pense que tey jii day lagg-laggal xaw ma fu mu toll mën nañ ko fi lim suba ba ngoon ay usines yu nekkoon Diourbel et cetera donc jeunes yi buñ toogee amuñu benn issue Asma dëkk ba day wow kongu jeunes yi amatuñu benn yaakaar désespoir da leen di yomb donc war nañu fexee li nga xamante ne moo di industrialisation secteur primaire bi mi ngi nii ñu war a mën a transformer bu ko defee ñu caser le maximum de jeunes Asma parce que yàggul dara am na benn rapport bu génn di wane ne jeunes yu bëri dañuy toog seen heure yu bëri duñ ko liggéey soit dañ koy passer sur internet soit léegi nan nga mën a am dëkk boo xamante ne c'est en construction
war a bëri ay chantier war a bëri leneen ak leneen Asma ñëpp seen jeunesse ba seen màgget tëdd ko di nelaw amul lu gën a ak di ataaya c'est lu gën a désolant loolu vraiment amul te suuf a ngi fi ndox a ngi fi am nañ pour créer ay entreprise donte lépp mënuñu koo def mais am na lu ndaw Asma cure-dent sax xëy na mën nañ koo defar benn usine wala defar usine boo xam malikaan lay defar wala je sais pas tissu mais dara amul benn usine donc nit ñi dañoo désespérer complètement Asma y a pas vraiment d'issue de sortie daal doy na waar. Aïcha xam nga li nga wax nii dafay indi après révolte. mooy quand il n'y a pas d'issue nit ki day demee je n'ai plus rien à perdre te état d'esprit boobu nguur waru fa yóbbu askan ndax je n'ai plus rien à perdre sanction bu dee moo tax lu ñëw rek fi yóbbu gars yi une journée sans accouchement décrétée au Sénégal les sages-femmes du Sénégal ont décrété ce jeudi 21 avril journée sans accouchement est-ce possible ñoom duñu yàlla sur l'étendue du territoire national elles comptent ainsi apporter leur soutien à leurs collègues placés sous mandat de dépôt après le décès de Astou Sokhna à l'hôpital de Louga. léegi journée lan sans accouchement mooy lan noonu. maanaam ñoom duñu assister benn jigéen buy wasin. c'est que loolu laa mënul comprendre moo tax. c'est choquant quand on arrive à des ça moi j'appelle ça du défante ndax mbir bu nekk ci loxo bi yoon. naan nag mën nañoo revendiquer seen droit ak seen devoir mën nañu revendiquer yërmande mais bu fekkee nii nag dañu ne on sacrifie une femme elle meurt en accouchant aujourd'hui on est prêt à se décréter on accouche. ñii kan lañ yàpp laa bëgg a. Asma je pense que. c'est choquant j'ai même pas les mots. oui voilà situation bi doy na waar je pense que urgence yi rek la ñu wax tey la ñuy jël mais les bébés xëy na ils ne peuvent pas attendre xamuñu grève xamuñu bu ñu waree judd ñoom dañuy judd encore une fois Asma santé. xëy na bëri na ay problème ministre bi sax reconnaître na ko ci ba mu génnee mais reconnaître na ko ci ba mu génnee mais nag Asma pour man santé warul grève man loolu mooy sama conviction personnelle parce que feebar du xaar feebar xamul kii grève naag xamul kii grèvewul donc war nañ am yeneen plan d'action état bi tamit na leen di déglu parce que santé Asma encore une fois mënuñoo grève fi nga xamante ne nit ñi dañuy ñëw ak seen douleur ñëw ak seen métit vraiment bu ñu gréver ay jeexital yu bon a bon lay am si histoire bi nag Asma population bi demandé nañ à ce que les responsabilités soient situées kaso ak ni mu méttee kenn ñaanalu ko sa mbokk rawantina ak jigéen mais il faut que tamit bu amee yu doy nii ba nga xamante ne faat ba kenn am na si il faut que ay enquête tamit di am ñu situer les responsabilités xam ku def ak ku deful sinon sentiment d'impunité dafay gën a bëri nit ñi dañuy gën a mer ne serait-ce que pour la famille pour borom këram ak yaayam bi nga xamante ne ñoo nekkandoon ak moom jar na tamit procureur woo leen ñu xam luñ ci xam Asma solidarité de corps nag fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi gis nga tey bu ñu laalee journaliste ñun ñëpp dañuy tëb mais tamit warul tee mu nekk une entrave pour que justice mën a def liggéeyam Asma. doy na waar. journée sans accouchement ñii rek dañ leen waroon punir ci lii ñu def nii. lii ñu wax nii rek dañ leen ci waroon punir serment képp ku dugg ci corps médical da nga war a prêter serment ngir bañ a bokk ci koo xamante ni da ngay seetaan bakkan bu faat. mbaa nga bokk ci ñuy faat bakkan je pense qu'il prête serment pour ça pour assister à bon escient les patients donc je pense que cette grève peut-être n'est pas justifiée dañu def sit-in après seen liggéey ñu gi def marche benn dimanche matin tôt ñu xool nu ñu koy organiser peut-être mën nañu am droit humain de ñaxtu mais nañ ko organiser quand même une journée sans accouchement. waaw c'est fort quand même. c'est fort quand même mënoon nañu xool neneen ni nga ko waxee rek. mais li ñu wax noonu moom c'est vrai que c'est impossible. parce que da ngay xool yàlla moom mooy dogal ay mbiram. donc bu ñu waxee loolu sax amaana tey ki nga xamante ne dafa waroon dem pour accouchement mun na fa am problème ndax mun na leen fa sax bañ a gis wala mun nañ ko sax bañ a mun nañ ko sàgganee ba leneen fekk ko ci donc mu nekk li nga xamante ne encore histoire bi dafay répéter à chaque fois nañuy bañ nañuy suñu ay problèmes yi nga xamante moom la ñuy am suñuy liggéeyukaay dañ koy bañ a wane fi nga xam ci suñu domaine bi nga xam ne moom la ñuy liggéey bu fekkente ne da nga mel ndax lan sa condition de travail dafa xaw a doy waar amoo matériel wala sa salaire wala yeneen problème yoo xamante ne yaa ngi koy jànkonteel sa bërëbu liggéeykaay mais demal ci sa directeur nga wax ko li nga koy wax problème yi nga xamante ne ñoo fa am ngeen souligner ko moom moo gën ngeen koy répercuter ci ñi nga xamante ne ñooy patients yi parce que gis nañ ne à chaque fois dañ leen di fekk ñu mer wala ñu frustré xamuñu fu ñu meree mais ki nga xamante ne moom mooy accoucher moom lañ koy sippi ba tax na naka sadul noonu dafay am nañ seen droit nag ñu solidarité seen biir ndax kenn ku ci nekk aussi sa liggéey bu fekkee sa nawle am na lu mu fa def loo xamante ne war na laaj punition mën nga ko jox sa soutien loolu c'est pas mal mais
nee nañu xam raison bi nga xamante ne moom moo tax ñu def ko parce que loolu bu fekkonte ne tey dafa nekk ci yoon am nañ ci droit mais nag nañu xam ne seen collègue moom dafa fautive à 100% que li ko dal xaw na koo mérité donc il faut que ñu sanctionné ko pour que mu bañ a répété wu beneen yoon bu ñu demee ci yeneen hôpitaux yi bañ fa gis yeneen i cas yu ni mel. am na ñuy wax cette grève peut créer d'autres astu soxna kon mat nañu bàyyi ci xel bu baax a baax c'est pas comme ça on a un problème de timing de comment se positionner comment lii ñu def nii am nañ ci plein droit c'est-à-dire mais faw ñu xool seen droit fan la yem vis-à-vis des malades ak vis-à-vis de seen devoir réel problème boobu la ñu am c'est-à-dire fan la suñu droit yem ci diggante moom ak suñu devoir nous on est donc on a un focus sur mon droit mais on oublie souvent nos devoirs et c'est important de s'en rappeler Aïcha mi ngi noonu nañ dugg nag léegi ci suñu ay rubrique ndax Sénégal dara doxul Aïcha guerre en Ukraine fermeture de la frontière avec le Mali inflation la lecture de Khadim Bamba Diagne toujours une actualité économique sur quelques pays sélectionnés Bintaba mi ngi noonu Asma li gën a actuel nag ci Sénégal xëy na ci àddina bi yëpp te ñu waroon toog nag Asma du matin au soir di ko waxtaanee mooy guerre ba nga xamante ne moo dox diggante Russie ak Ukraine waaye itam tëjum frontière bi nga xamante ne tëj nañ ko Mali Asma ñaari tolof yi nag nar nañu dugal ci guuta boo xamante ne kenn xamul naka lañ koy lijjantee bu ñu sukkandikoo ci Khadim Bamba Diagne li mu wax moom nag ñëwaat na ci li nga xamante ne jamono ji xëy na ñu ngi koy def moo di subvention waaye nee na ba kañ la état bi di mën a continuer di subventionner les denrées loolu dafay metti ci moom et que si la guerre justement perdure dinañ dem ba nga xamante ne dinañ appliquer li ñuy woowee la réalité des prix ñu dem teewlu Khadim Bamba Diagne ànd ci ak Mame Sidi tonton Bakary ak Ibrahima dem dellusiwaat léegi-léegi. De la Korité aussi ça va être très compliqué parce que tant que la guerre Russie-Ukraine perdurera les prix des biens seront aussi élevés. Les ressources sont devenues rares. L'État n'a plus une marge de manœuvre sur son endettement. Donc la subvention aussi de l'État a des limites. Et malheureusement, tous les investissements lourds de l'État ne sont pas orientés sur l'autosuffisance alimentaire, sur la sécurité alimentaire, sur des questions essentielles de notre quelque part de la production intérieure. On a investi des milliers de milliards sur des biens qui ne sont pas consommables. Et je pense que cela rend notre économie très vulnérable. Quel que soit un choc exogène, ça répercute sur le marché. Et donc, nous traversons des moments extrêmement difficiles. Et je pense que l'État, sa marge de manœuvre est très, 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 très limitée. Si la guerre continue, la spéculation continue, ça va être extrêmement difficile pour l'État de maintenir la subvention même de certains produits. Et donc, prions pour que la guerre s'arrête, prions pour qu'on ouvre aussi les frontières, la frontière sénégalo-malienne. Je pense que cela peut soulager un tout petit peu la population, mais il faut que l'État arrête un tout petit peu ces grands investissements et oriente l'argent des Sénégalais sur des secteurs productifs, des secteurs qui vont impacter sur le chômage, mais aussi sur la sécurité alimentaire de ce pays-là. Nous importons tout, donc à chaque fois qu'il y a un choc exogène, nous payons le prix. On n'a pas appris, on ne nous a pas donné le temps même de comprendre et d'apprendre des leçons tirées de la Covid pour pouvoir quelque part rendre notre économie résiliente, rendre notre économie endogène, commencer à produire certains biens pour au moins régler, je ne dis pas la souveraineté alimentaire, mais dans un premier temps la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, nous sommes vulnérables. Tout choc exogène ou endogène impacte négativement sur le panier de la ménagère. Absolument tout à fait d'accord avec lui.
jaajëfal ko bu baax a baax moom docteur Khadim Bamba Diagne dégg nga Asma li mu wax ni jar na tiit parce que famine bi nga xamante ne institution yi nekk ci bitim réew ñu ngi ko doon gisal Afrique bu moywul nag kenn ñaanu ko mais dina am xiif bu metti Asma bu fi am bu guerre bi perdurer ndax gis nga ko déjà prix blé yi yokku na ba nga xamante ne réew yu bëri commencé nañ di ressentir les chocs ñun nag dañoo am ñaari équation yoo xamante ne à plusieurs inconnus la parce que guerre bi kenn xamul kañ lay dakk waaye itam beneen équation bi mooy suñu diggante ak Mali frontière bi ñu tëj te ay produits yu bëri Asma dañ ko fa doon jëlee li ci gën a fës rek xëy na mooy xar yi nga xamante ne tey jii tabaski sax est-ce que xar yooyu dina ñëw donc mu nekk autant de questions yoo xamante ne tey jii préoccupé na les populations sénégalaises mais itam subvention yi buñ ciy wax état dans un court terme xëy na mën na di jël xaalis di subventionner mais dans le long terme dafay indi beneen problème est-ce que état dina ko mën moom itam mu ngi samp boobu laaj ndaxte nee na état amatul benn marge de manœuvre si li nga xamante ne moo di endettement maanaam bor yi nga xamante ne ñu ngi faral di ko am te gis nañ jamono ji ñu nag suñu diggante ak Mali dara leeragu ci jëm ci li nga xamante ne mooy ubbiwaat yooyu les frontières donc lii nag Asma buñ ko boolee dëxëñ ko dafay nekk loo xamante ne ku ci nekk war naa tiit li ma la waxoon keroog ku am téeméeri dërëm bu yeboo nga jël ñeent fukk ya ut condamné Asma denc ko fa ndax nag fi ñu jëm kenn xamul lu mu doon. C'est important li ngay wax nii mais il faut savoir prendre les devants on manque de tact tey ji bu fekkee ni dans 2 mois tabaski day ñëw ku am fu mu mën a denc xar na jënd léegi bu amee tuuti weccit na jënd léegi prendre les devants c'est ça dafay tax manque bi fu besoin bi di bëree fu demande bi di bëree xëy na naam yow doo bokk ci ñuy ñàkk negam na nga fa bokk ci suñu coutume te tamit am na loo xamante ni frontière ak Mali bi ñu tëj wallahi bi ñu ko njëkkee tëj lañ fi toog ñu ne leen Sénégal moo ciy gën a dund lu métti ndax Sénégal Mali da koy jëriñ Sénégal day jëriñoo Mali kon nag buñ ko tëjee seen diggante ki doon jëriñoo mooy yàqule est-ce que vraiment la CEDEAO a bien réfléchi à sa décision prise et le Mali montre quelque part que moom itam li ñi koy teg nii safu ko donc dañ ko dindi rek te trouver terrain d'entente bu ko defee yeneen pays de la sous-région yu dend ak Mali te Mali di leen jëriñ ñu fexe rek ba seen wàllu koom-koom bañ a na sax déjà essence ak gasoil daa manqué kérosène manqué ñëpp a joom mi de fi ñu toll nii ñëpp a tiit de jar na tiit comme li Binta wax daf ciy baax nag ñuy économiser ndaxte yenn situation yi buñ koy wax looloo tax ndax bu situation bu cas bi critiqué nga war a xam ne yow mii amoon nga réserve doo nekk di daw gauche doo nekk di daw droite donc loolu il faut que nit ñi di ci bàyyi xel parce que ñu dañu ñemee dernier moment aussi Asma comme li nga wax dañuy bàyyi ba problème bi taxaw suñu kanam ñu daal di réfléchir alors que waroon nañ ko prévenir avant daf ciy baax ñuy réfléchir à l'avance ci yenn situation yi nga xamante ne bu nañ ko dund ci suñu dëkk lu ci mel ne nag temps yi rupture yi nga xamante ne mu ngi waaj a am donc loolu dafay daal di metti ndax bu fekkente ne am na ci réew mi jafe-jafe yu bëri dafay daal di jóg wax nañ démb kérosène pare guñu bintaar yi ñu indi yeneen ak yeneen donc essence bi bu manqué tamit dina doy waar transporteurs yi dina xaw a doy waar dëkk bi dina jaxasoo fête yi di ñëw donc dina nekk li nga xamante ne dina compliqué lool mais il faut que nit ñi aussi ñu comprendre que ne du Sénégal rek peut-être que ne dëkk yu bëri dañoo impacté ci li nga xamante ne moom mooy crise bi nga xam mooy commencé am ndax guerre bi nga xam ne am na fële ca Ukraine donc il faut que ñu xam ne aussi situation la boo xam ne ñu bëri ñoo ngi koy dund ñu jéem a wut solution te bañ a jaaxle gaaw a tiit baaxul. C'est important et qu'il faut prendre les devants. Et il faut savoir que dans toute chose bay du na ñëpp dem nekk ay baykat. mais loolu li ci dommage ak Asma mooy temps bi moo ñu njett xam nga fi mu ne nii mënoo fee bay loo xamante ne dafay sax ñun ñëpp ñu jëfandikoo ko loolu mooy problème bi ñu ko njëkk a def gën ñoo dégg waaw gën ñoo demin gis nga ko am na solo bu baax a baax te ni nga ko waxee rek ñi nga xamante ne tëj nañ seen frontière avec le Mali peut-être ñoom amuñu ay frontières directes comme Sénégal ni mel ak Mali ci wàllum échange lëkkaloo ak demee noonu donc looloo tax mu metti ñun ñaari yëf moo ñu séqandoo mu metti tar lool te comme ni mu ko waxee investissement yu luur yëpp jëmale wuñ ko xëy na ci li nga xamante ne moo war a assurer sécurité alimentaire encore une fois parce que moom il ne parle même plus de souveraineté alimentaire mais sécurité alimentaire parce que nag xiif famine ci réew Asma kenn ñaanu ko yàlla encore est-il que même boo dajalee xaalis bi ñeent fukk boobu may wax nañ ko épargner boo ko dajalee Asma est-ce que produit bi nga soxla di nga ko gis sur le marché donc autant de
question yoo xamante ne comme ni nga wax il vaut mieux prévenir que guérir état bi mën na si anticiper xëy na sax buñ ci amul ay solution yoo xamante ne yu palpable lay doon mais woo képp ki nga xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàll bi ñu xool naka la ñuy riposter laataa yëf yi di ñëw di dal suñu kaw. ñu dellu ci suñu dugub yi suñu fondeek suñu ay ruy mbir bu méttee boo xamatul foo jëm du da ngay dellu fi nga jugee. te loolu tey suñu ay maam ba heure bii ay aakarak ñebbe bi nañ ko bay comme lépp lu ñuy bay ci réew mi nañ ci tàmm suñu bopp. c'est vrai après su fekkee non lii ñëw nii gis nga pauvreté plus muy yéeg plus vice yi di bëri ci àddina. vice yi plus muy bëri plus nit ñi di yàqu. léegi balaa loolu boo bëggee prévenir sa bopp da ngay commencer waa di dundee li nga daan dundee soow xam nga dañ koy ratta fii ci réew mi. soow pël bi dañu koy defar fii. meewu nag bi dañ koy defar fii. te lu mu cher ce sera accessible et à notre proximité. loolu nañ ci dellu. Asma loolu jigéen ñi loolu nañ ko wax jigéen ñi Binta suñu mbokk yi. suñu mbokk jigéen ñi nañ leen ko wax surtout pour ñi nga xamante ne ay choco lañ ay wesh lañ. dañoo bëgg lu baax bu ñu balaa ñuy jënd dara dañuy dem xool fu baax nag dañuy romb meer bi jaay table de dañ ko fay bàyyi ndax dañ naan non du ma yor sachet du ma pousse lii di poussette yooyu noonu damay dem ci grande surface yi surtout nag grande surface yi baax na dañuy souligner loolu rek ndaxte gis nañ ne fa la ñuy duggee lu ci ëpp te produit yu ci bëri jógewu fii Asma naam ñu ngi leen di jàppale am na partie boo xamante ne peut-être mi ngi dugg si ci réew mi waaye am na ci partie boo xam ne day dem seen dëkk donc nañu bàyyi xel aussi bu ma naree dugg ci hypermarché dafa jënd tomate ma dem ca marché ba jënd ko fa tomate fekkee tomate rek fekkee soble rek jaru ñuy dañ waxante dëgg nag Asma waxante dëgg dafa jot buñu nee nii rek ñu dem ca hypermarché yi buñ balaa soble yooyu di nëpp nañu dem ci marché jënd soble yeeg ceeb yeeg pomme de terre yi nga xam te ñoo fa nekk c'est juste les consommateurs qui ne le font voilà pas. nañu dem foofu ñu ndugg bi ñu dugg di dem ci grande surface nañ dugg ci marché yi yi nga xam boo demee en gros ngay am dañuy bañ tilim nag xam nga léeg-léeg day takk ban yooyu dañuy bañ xam nga parfois nag nga sañse nii war a romb jaaykatu jën bi noonu gis ko ni muy daggee yow lay jaay li muy jaay yow la intéressé de waaye yaa ngi ragal sax peut-être takk donc peut-être looloo tax mais aussi nañ leen jàppal nañuy dugg ci marché yi lu ci ëpp yenn produit yi moom jaru ñuy dem ci grande surface yi di ko fa wut nañ dem ci marché yi jënd ko fa. et puis tout est une question d'habitude alimentaire. su fekkee na nga tàmm lekk ginaar te dafa daan tax jigéen ñi dañ daan mën a togg dañ daan mën a defar par exemple confiture de pastèque. pour conserver ce fruit-là confiture de tomate da doon am yaa ngi dee concentré de tomate loolu yëpp xam-xam la yoo xamante ni suñu yaay dañ ko doon am kaane confiture de piment da doon am ñu denc ko sauce kaane da daan am yooyu yëpp boo ko defaree soosu netetu da daan am léegi yooyu boo toogee sa benn ñànkatang maa nga defar sa ba ne la dund yomb na de def ci bëggaj nag fi ngeen toll noonu def leen ci bëggaj yéen tamit nag bu leen yàq li ngeen di def nii. En tout cas, mais c'est une forme d'apporter des solutions et de dire quelque part l'espoir fait vivre, mais c'est en vivant qu'on espère. Donc pour vivre nañu delluwaat ci suñu cosaanu maam Binta yaa ngi may réemé billahi dëgg la de koor gaa ma ci jaaxal rek Asma mais li nga wax dëgg bu wër téng la. Aïcha ñu dem visiter justement ces quelques pays yër nu xaw xool seen wàllum koom-koom fu ñu ci toll. mi ngi noonu Asma ci logique boobu la ñuy des ba tey ndaxte moom mooy actualité li nga xamante ne tey ñëpp ñu ngi koy ragal àddina bi yëpp moom la ñuy waxtaanee dañuy dem yërndu yeneen dëkk yi lan moo fa xew Maam Sidi ñu dellusiwaat léegi sur le plateau. international waaye itam banque mondiale ñaari bànqaas yooyu nag ñu ngi alerté ci li ñuy woowee dégradation de la situation économique mondiale. bu ñu sukkandikoo ba tey ci yooyu le bànqaas ginnaaw nag bi nga xamante ne mbas mi jaar na fi waaye itam guerre bi am fële ci Ukraine dafa am nag benn situation bu ñuy woowee situation d'incertitude supplémentaire ba tax na yokkute njëg yi moom dina nekk benn phénomène bu ñu woowee planétaire maanaam dina wër àdduna wërngal këpp ñu desandi ba tey ci guerre bi nga xamante ne moo am fële ca Ukraine ba tax na nag marché bi ñuy woowee marché des semences am na ay tolof-tolof yu jéggi dayoo jamono ji ñuy àddu béykat yi nga xamante ne ñoo nekk fële ca Ukraine ñoom sax bu weesoo guerre bi waral taluñu benn yoon béy mënuñu gis semence loolu nag ñu bari jàpp ne wàllum récolte bi ci ñaari at yi di ñëw dina am ay tolof-tolof yu bari. Ba dama lay delluwaat lay ngay waaye li madame Cissé wax coulisse am na solo nañ négocier
Asma ñu war a mën a négocier nañ sol seen ay dàll fi mu ne nii kenn nelawatul Sénégal ne dort pas le monde ne dort plus donc dégg nañ ko ginnaaw bi nga xam ne génn nañ ci mbas muy 2 ans yu metti yoo xam ne nii ba tey économie bi jógaatul taxaw. Asma mi ngi sous terre mu ngi daanu rek te a jóg leneen am ci mooy guerre bi nga xam ne xëy na au début sax nit ñi dañ ko doon xeeb naan du yàgg mais commencé nañ gis les répercussions tax nag ba Fonds monétaire international ak Banque mondiale di artu nit ñi naan leen ni bu mu ñu moytuwul rek dina am li nga xamante ne moo di xiif te xiif boobu nag ci yenn dëkk day indi ay problème ndax nit ñi Asma bu ñu lekkatulee amatuñu gaz amatuñu leneen tension yi dafay bëri xëy na ci yenn dëkk sax mën na dem ba indi émeute yàgg nañ di ko fi gis kenn ñaanu ko yàlla donc itam gis nañ président Banque mondiale nee na à chaque fois bu yokkute amee rek lu toll ci ay millions wu nit dañuy dugg ci li nga xamante ne mooy extrême pauvreté ba tey Asma bu ñu demee fële ca Ukraine foofu itam béykat yi ñoom amuñu sax ji ndax lu toll ci 1/3 ci seen ay ji ñoom ñoo ko doon defar li ci des nag ci France la doon jóge mais am na benn instant bi guerre bi commencé France dafa arrêté woon reprendre nañ ko mais nag jamono boo xamante ne sa réew mi ngi guerre Asma kenn talul di dem ci tool yi di béy loolu itam nee nañ dans 2 ans dina indi ay jeexital yu bon a bon ci koom-koom xëy na sax ci blé bi comme que moom la ñuy tudd lu gën a bëri donc conséquences yi Asma kenn mënagu ko natt jamono ji tembe te guerre bi jeexagul donc ay situation la yu metti yoo xamante ne àdduna wërngal këpp dinañ ko jànkoonteel ndax ku amul ji moom mënul béy te kuy guerre itam mënul béy ñu ci bëri ñu ngi ñàkk seen bakkan foofu est-ce que tool yi sax dina am ku ci béy donc autant de questions autant de préoccupations yoo xamante ne jamono ji moom moo lëmbe àddina man de diggante Russie ak Ukraine jaaxal na ma de moom moo amee doole nii ba mu am yàgg nañu am doole ba mu répercuté ci dëkk yi nii nañ négocier Binta non lii nañ waxante dëgg na kon nañ négocier de il est temps nag kan tamit ñu ni tamit ñu xam suñu bopp renfermé wu ci suñu biir surtout nag pays africains yi il est temps ñu xam instant yi lan lañu war a mën a def pour di prévoir yenn situation yi parce qu'on sait jamais. dëgg la le monde est devenu un village planétaire gis nañ ko bi nga xamante ne mbas mi Chine la jóge mu am ay répercussions ci àdduna wërngal këpp donc tey jii lu ci mel ni Russie kenn du ko naatable li mu am ci li pétrole te bu ñuy def réunion sax Asma li ci gën a reetaanlu mooy Vladimir Poutine dafay assister donc kenn mënu ko sanctionner kenn mënu wax dina yokk nombre de baril wala dina wàññi loolu itam nekk beneen problème ñoom xëy na laataa ñuy dugg ci guerre bi xam nañ mën bi ñu mën seen bopp donte sax moom wuyoogul ci ay sanctions yu bëri mais répercussions yi commencé nañ di ko gis te nag ginnaaw ba jeexagul kenn xamul fan lay mujj en tout cas nañ ñaan yàlla wis ci ndox mu sedd suñu ñaari équation yi ñu mën ko régler suñu diggante ak Mali itam ñu ubbi frontières yi Asma bu ko defee nit ñi mën a circuler ni ñu ko bëggee produit yi di dem di ñëw. C'est important. Je pense que la répétition elle est pédagogique jusqu'à la compréhension. nañ delluwaat rek pour nañ delluwaat ci suñu valeurs fondamentaux il faut que ñu delluwaat ci ñun itam réew mu nekk boo bëggee am indépendance da ngay delluwaat ci li sa suuf mën a meññ nga bay ko li mu jot a bay ba noppi nga dundee ko bu ko defee ñu des ci et ça on appelle les consommateurs justement. ci fànn googu bu ko defee ñoom ñu mën a góorgóorlu il faut qu'on change nos habitudes alimentaires tout est une question d'habitude alimentaire mburu bi dañ ci tàmmal suñu bopp leneen ak leneen ginaar ga yàpp ga loolu yëpp dañ ci tàmmal suñu bopp donc nag la preuve ci koor la ñu nekk nga gis na ne ci koor gi ñu bëri seen lekk demewut noonu bu ñu xasee ba ndogu rek am na ñu ci dul xëdd wala am na ñoo xamante ni ci xëdd la ñuy lekkee encore une fois yàlla mi ngi ñuy won solution mi ngi ñuy won bunt nañ fa dem tënk ci suñu bopp tuuti yàlla gëmul tul nalawul dana indi solution. yàlla baax nañ dundee yaakaar rek te ñun dañu am suñu ay maam yu baax nag Asma te sànq moom lañ ibbee noonu dañuy tënku ci ñoom rek te ñaan rek ñu daal di ñuy wàllu ndax soxla nañ ko. li ma si xaw jaaxal mooy que autant de pauvreté autant de vice fu àdduna jëm nii. Asma ndóol moom fu mu am lu nekk nga fay gis ndóol moom fu mu am yàlla nañ ci yàlla musal daal en tout cas famine bi ñuy woowal parce que Asma ñun ñii di woor xam nañ toog lekkoo suba ba ngoon lan ngay ressentir nga war ko nag dund des jours voire des mois ba ci année yàlla nañ ci yàlla musal ku ne. Aïcha mi ngi noonu astuce vertu de la date beneen lekk goo xamante ni macha allah boo ko lekkee rek da ngay suur même bu dee benn doom moo di tàndarma. mi ngi noonu ngëneel kese la. nañ dellu ci moom. ñëw ci tàndarma bi moom tamit dañ koy importer di.
waa dëgg la nag doxal dëgg la nag dëgg la maa ngi ciy xaw a tiit waaye heureusement ba weeru koor gi li ci des bëriwul xel mën na dal mais nag naam ñun dañ koy soxla tàndarma nag période mois de ramadan bi lañ gis ne ci lay gën a bëri ci lañ koy gën a importer comme ni ko Asma di waxee donc tàndarma nag mu nekk li nga xamante ne ñun moom la ñuy jëfandikoo ndax lan suñu yonent bi macha allah moom bokkoon na ci li nga xamante ne moom la gënoon a bëgg donc mu nekk jëriñ bi nga xamante ne ñun moom la ñu taamu di ko ndogoo rawatina nag weeru koor gi am na ñoo xamante ne même bu nekkul weeru koor sax dañuy jënd tàndarma ba tax na jaaykat yi ñoom itamit am nañu ci gis seen bopp Binta am na ci ñoo xamante ne gisuñu ci seen bopp am ñoo xamante ne seeni bénéfice peut-être bëriwul mais nag am nañ ci ki nga xamante ne déglu nañ ko ci Maam Sidi bu baaxee ñu dem déglu ko moom naka la gisee jaayum tàndarma bi actuellement ci weeru koor gi. bañ a toog rek quoi instant bi moom jaay mi yëpp métti quoi ah sant yàlla rek bañ a toog rek quoi xam nga boo jugee maa ngi jógee ba Podor waaw ñëw fii nii li bu dogul rek nga jëlee quoi loolu la rek man dama doon jaay ay fruits de ay tàndarma yi lépp laay jaay waaye tey damaa jënd yooyu quoi 500 francs waaw départ rek pare laa ndawatee tubaab yi tamit mooy la par exemple rek mat bi demee rek quoi waaw mu dogul naa am li ma def ci sama poche rek quoi voilà aussi déjà parce que bi déjà tàndar man maa koy sol pour l'instant ñu ngi koy jaayee Aïcha mi ngi noonu madame Cissé. koor gi ñëpp la jàpp. sama jaaykat bi sax balaa mu doon wax lu ne def na ko ma ne ko cey koor moom mën lii waaye moom naam terewul mu ngi gëm boppam mi ngi liggéey lii lañ doon wax Asma parce que dëkk bi situation bu méttee bu ñu toogee croiser les bras du dox dañuy xool li nga xam ne moom mooy dox actuellement ñu daal di ci dugal suñu loxo pour comme ça kenn ku ci nekk mën cee am bénéfice genre Binta yi kontaan économiste yi ndax ñoom luy doxal réew mi rek ci la ñuy dox tàndarma bi nag dañ koy jënd par mbuus ba saaku bu mag di ko jaay di ko détaillé mais nag vertu yi nga xamante ne moom moo ci nekk bëri na ba tax na ñi nga xam ne lañ koy conseillé wala ñi nga xamante ne ñu ngi koy lekk te xamuñu ko ñu leen di defar rappel ci vertu yi nga xamante ne moom moo am ci tàndarma ngëneel li nekk ci tàndarma bu ñu koy fàtte bokk na ci protéine riche na en protéines pour ñi nga xamante ne soxla nañu ko ci seen wàllu wérgu yaram waaye tamit am na li nga xamante ne moom mooy fibre tàndarma dafa baax Asma boo ko lekkee da ngay gis sax ne doo gaaw a xiif donc baax na ci transit intestinal baax na ci biir boo koy lekk transit intestinal da ngay baax na ci da ngay gaaw a digérer da ngay gaaw voilà da ngay xamul day gaaw a wàcc pour ñi ko xamul xam nga dañuy naan ayu ñii waaw te gis nga parfois boo lekkee lu bëri nii Asma da ngay soxla libéré wu da ngay soxla libéré wu te pour nga libéré wu foog nga lekk loo xamante ne ay produits laxatifs yoo xam ne day tax boo demee ci ginnaaw day daal di yomb donc loolu bokk na ci tàndarma ngëneel bi nga xamante ne am na ko nee nañ baax na aussi ci femme enceinte ñi nga xamante ne jigéen bu wérul boo tollee ci 4 dernières semaines yi baax na ci ñoom tàndarma yi Binta bu fekkee xam nga ku ci bëgg rek ñu daal di ko ci may Asma boo amee mbokk boo xam ne war nga ko mën a digal ko ci tàndarma yi ndaxte am na solo baax na ci li nga xamante ne moom mooy système immunitaire comme ni nga ko waxee mais aussi baax na ci xol donc tàndarma bi saful suukar kese waaye njëriñ bi ci biir moom moo ëpp te xamuñu ko baax na dafay réguler li nga xamante ne moom mooy tension artérielle ñooñu ni ñuy faral di lekk tàndarma mais encore une fois pour mag ñi ñu bañ ci exagérer ndax boo nekkee mag da ngay gaaw am li nga xamante ne moom mooy diabète surtout nag bu fekkente ne da nga am sa famille dafa am ñu ko ci amoon mën nga am risque am diabète donc ñooñu mën nañ cee bañ a consommer lu bëri mais ñi nga xam ne aussi dañoo anémie dañoo manqué deret ñooñu aussi soxla nañ ko ndax bu ñu gisee Binta jamono ji bu yàpp doyee waar ginaar doyee waar jën tamit raar dafay anémie dafay daal di yomb balaa ñuy lekk ñebbe bi anémie dafay daal di yomb ñooñu baax na ci aussi ñu lekk tàndarma nee nañ aussi baax na ci puissance sexuelle donc baax na ci ngóora waaw baax na ci ngóora bu baax tàndarma bi góor ñi nañ koy faral di jël avant combat wala kii yooyu def ciy baax def leen di jàppale day tax ñoom itamit yenn jafe-jafe yi duñ ko am mais aussi baax na ci huile de tàndarma baax na ci li nga xamante ne mooy yaram parce que yaram Asma am na ñoo xam seen yaram dafa dëgër dafa baax ci nga xamante ne moom mooy élasticité peau donc huile de tàndarma bu ngeen koy gisee dee leen koy jënd ndaxte dafa baax ci yaram dafay nooyal yaram ba pare day tax doo gaaw a màgget donc huile yooyu yëpp Asma mën nañ koy def nettoyer ko suñu ay kanam côté cosmétique bi daf ci baax ndax am na ci produit yu bëri dañuy
dañuy jël tàndarma daal di ko koy defaree ngëneel la nag. dafa am benn anecdote bu tuuti rek benn waay boo xamante ne Asma dafa dégg ñu naan ñetti tàndarma moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon xëddee bu ko xëddee bu yeewoo du xiif waa ji nag ba mu ko lekkee ba daal di midi jot mu commencé yëg biir bi commencé xiif mu naan kenn du yonent bi donc ndax boobu lekk na tàndarma bi mais gis na ni peut-être tàndarma bi téyewu ko comme ni mu ko waroon téye moo tax mu ne kenn du yonent bi donc Asma tàndarma baax na nag pour ñi nga xamante ne aussi moom la ñuy xëddee boo ko lekkee daal di naan sa ndox daal di tëdd ba suukar bi nga xamante ne moom mooy des sa biir yaram daf lay booster day tax journée bi aussi doo gaaw a sonn doo gaaw a xiif donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tàndarma bi nga xam ne ñun moom la ñu am na bu moins sucré am na bu sucré mooy bu ñor ba mu ëpp bi am na bi nga xamante ne dafa xaw a wow aussi boobu c'est moins sucré mun ngeen ko jëfandikoo. en tout cas mi ngi wax c'est très important nañu yaraat suñu bopp rek boo ku yar boppam yem ci la ko yàlla jox. te nit du lekk lu dul wërsëgam kon nag niñ def ndànk léeg-léeg ci ñenn ñi mu ne gañ ñi ñenn ñi mu ne mu ndaw. c'est comme ça mais il faut faire avec les moyens de bord tàndarma musuma xam ne ni xamoon naa ni bëri na njëriñ mais vertu bu toll ni ba ci yaram nga xam ne nii macha allah yàlla barkeel na ko. Sénégalais ñu ngi ciy def lu am solo parce que da ngay gis koo xam day jënd quantité bu bëri heure ndogu mu distribuer ko loolu itam am na solo bu ñu sukkandikoo ci li ñuy jot ci diine ñu ne donte benn xalu tàndarma nga jox nit ki mu ndogoo ko rek li nga am ci yiw kenn xamul nu mu toll donc ñi ko mën Asma encore une fois nañ koy def. suñu àll bi soriwul mais dañuy dégg ustaas yi naan à chaque fois ndogu chiffre impair moo ci gën boo mënee jël 3 wala nga jël 5 wala yu ni mel donc encore une fois ñun moom dañ koy suivre à l'aveuglette comme que nee nañ yonent bi da ko doon jëfandikoo rek Asma ñun amatuñ ci sago ba tax na tàndarma fépp foo dem gis nga nit ñi moom la ñuy ndogoo sama genre gi souvent sax dañuy fàttee naan ndox tellement dañuy topp tàndarma bi am na solo bu baax a baax. en tout cas merci beaucoup. jaajëfal leen bu baax te xam nga rek instant yi suñu xel fa commencé dal yàlla baax na nañu sukkandiku ci weeru koor gi rek li ci des problème yi décanté gunge waaw yàlla baax na moom mi doon dolli lu ñaari semaine ñëwul loolu am nañu rëy fit nag dañ koy gàttandu ba pare gunge ko. waaw ça dépend situation bu mu lay fekkee bu la fekkee nga am assise nii non mun nga ko gunge mais bu fekkente ne réserve yi nga amoon tamit jeex na da ngay daal di bàyyi noonu rek. mais may foog ni boo toogee 11 mois lekk naan xanaa di nga mën a jël 15 jours gàttandu koor wala 10 jours sax def ni Binta defoon 10 jours gàttandu koor gi bu jeexee nga gunge ko. ndeysaan Asma daf maa bëgg nag mu ngi may taaral noonu Asma dama doon fay bor. man daal weer bi na ñëw moo woor ko bu paree dem heure bu ma mënee fay samay bor. waaw Asma koor gi nag wax dëgg neex yàlla dafa metti man bañu ma ko ma summi de je l'assume pleinement dafa metti surtout ñaari fan yi ñu génn moom Asma. tàng na jër. waaw tàng na de. ko tàng na trop. madame Cissé. man de ay non mais lenn rek moo la ci jox espoir de parce que àdduna lépp loo gis am na solution boo xiifee toute la journée yaa ngi xalaat li nga war a defar ndogu bu fekkente ne nga nar a defar sa ñebbe bu baax wala sa petit pois bu baax wala mayonnaise ak thon waaw sa thon wala mayonnaise yooyu boo koy xalaat da lay motiver Binta ñoo ngi dogloo nit ñi am na koo xamante mi ngi ñuy seetaan xiif na heure bi ndax dafa rate xëdd bàyyi leen tooñ baaxul baax na maam si di xëddul Bakary Banora waxi nopp te dog Bakary moom dog da kaa yomb. Baadu. damay bañ mu dog salaatu bala. ca salaatu bala ah saaraat. Aïcha mi ngi noonu loolu la ñuy wax karmat n'est-ce pas. waaw daa karmat. waaw Asma ñu bëri dañuy préparer seen ginaar ak seen yu baax yooyu yàlla natu leen ñu karmat Asma am na nag ñoo xam ne mën nañ koo muñ waaye am na ñoo xam ne dañ naan duñ ko muñ. Aïcha mi ngi noonu en tout cas sur la toile merci beaucoup à vous nañ ko daal keppee fii ndax ñun ñëpp ñu dégg xam na ni sonn nañ nag koor gi jàpp nañu Aïcha man koor daal lu ma ci jaaxal mooy man damay am yaram. noonu la. j'ai pas compris pourquoi. noonu la Asma ku nekk ak ni muy ñëwee ci yow rek ku nekk ak ni muy ñëwee ci yow am na ñoo xamante ne matin bi nii boo solee yére dafay daal di yëmbax waaye bu ngoonee boo lekkee ba pare yére commencé serré loolu yëpp gis nañ ko fi di leen jaajëfal lu bëree bëri Asma waa Régime Type Choc yéen amuñu seen fay Ibou Mame Sidi Bakary ziar nañ leen lu bëree bëri waaye tamit ki nga xamante ne moom mooy Mame Biram mu ci montage bi moom itamit ziar nañ ko lu bëree bëri ñi ñu doon seetaan nuyu nañ leen yéen ñëpp di leen bàyyi xel saa su nekk rek bu ñu toogee di def suba teel di leen jox rendez-vous rek ba semaine prochaine incha allah. incha allah Rabbi Binta Ba merci beaucoup.
mais noonu Asma maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ce fut un plaisir de partager le plateau avec vous neexoon na lool dafa teel a jeex sax Asma. xanaa rek semaine prochaine incha allah comme que dënmal nañ julli bi ñu dem xooli borom tissu yeeg tailleur yeeg jaaykatu ginaar yi naka lañ toogee bu ko defee ñu dégtal ko téléspectateurs yi ñu doon seetaan Asma may souhaiter joyeux anniversaire sama benn yaay. Tànday Sow sama yaayu bopp la maa ngi koy souhaiter happy birthday par prolongation yàlla na dund bañ koy weer ak a weer ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam. En tout cas Amin Yarabi mi ngoog la régie merci beaucoup pour votre diligence ku ci mel ni Ibrahima Mam Sidi Bakary Banora li ma leen di tooñ xam naa par jour bu ma leen ko tuubul rek yàlla du ma ko baal mais merci beaucoup merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont porté de l'intérêt pour l'édition d'aujourd'hui on se donne rendez-vous demain dans une autre édition de Subatel le programme se poursuit sur votre chaîne leader ci kanam tuuti waxtaane ko mooy daal di ñëw bu ko defee la ca topp yëpp daal di si topp ginnaaw loolu nag bonne suite et à demain. www.mikeys.com